yi bokk na ci ponk yi gën a fës ak taw yu bëree bëri yi am fële ca diwaanu Fatick ak jafe-jafe yu mu lore li mu jural askan wi ñu bëri ci ay njaboot bàyyeekoo nañ seen kër dem feneen am na ay tool yu fees dell ki ndox ci jamono jooju ANACIM ne tey jile dina amaat yeneen taw ànd ak ngelaw ci yenn gox fii ci réew mi. ci wàllum politique parti bu Abdoulaye Baldé ne buggul commission défense ak sécurité ci assemblée nationale ki yore kàddu union des centristes du Sénégal ne poste bi dañ ko jox seenu président te jamono jooju nekkul woon sax ca assemblée nationale. jafe-jafe bi dox diggante maison de production bi di Marodi ak direction de la cinématographie mu ñeel série boobu di Rebelle ki jiite association des cinéastes sénégalais wax na ci moom nag li muy digal waa Marodi mooy ñu jéem a waxtaan ak seen kilifa ba noppi jooyanti liñ leen di laaj ngir série boobu lee mën a jàll. ci page culture bi ba léegi ni ngeen koy amee alxames gu jot les bonnes feuilles de la rédaction tey Ibou Diouf yëral ñu téere boobu di prothèse poussiéreuse le continent au cinéma mu di ab livre bu Sayer Mati bind. ci wàllum tàggat yaram ak football Moussa Niakhaté di wax ci ñëwam ci équipe nationale bu Sénégal moom défenseur bu Nottingham Forest ne Sadio Mané moom moo ko woo daanaka ne ko ngir mu ñëw bokk ci équipe bi loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ziare ba noppi xibaar yi ñu dooree ko ak quartier yu bëri ca diwaanu Fatick ndox mi fees fa dell lu ci mel ni Daaru Salaam cité émetteur daareel dem sax ba ca pël ga foofu yëpp daanaka ndox ma dafa nangu ay kër yu bëree bëri na ay njaboot yu bàyyeekoo ci seen kër yooyu dem feneen ci yenn village yu Fatick boo fa demee itam la nga fay nemmeeku mooy ay toolu dugub ndox ma dafa fees dell jural ay loraange baykat yi. Aminata Goudiaby di suñu ndaw li dinañ ci ànd ak moom ci yeneen jotaayu xibaar ak ab reportage. ci jamono jooju agence nationale bu météorologie di ANACIM moom nee na nag tey jile dina am ay ngelaw ànd ak taw ci penku réew mi dem ba ca bët saalum bi ak doxantu dem ci digg réew mi dem ba Podor ci après midi bi ci guddi gi nag dina am ay taw ànd ak ay dënnoo ko li ni mel ci Ndakaaru Thiès Louga ak Ndar ñuy wax nit ñi nag ñu def seen kem kàttan ngir moytu dem ci géej gi ak loraange yi leen mbir yooyu le mën a jural. ci wàllum politique union des centristes du Sénégal UCS ne nag moom bëggul benn yoon commission défense ak sécurité assemblée nationale ñu jaarale ko ci seenu porte-parole moom moo yëkkati kàddu yu ni mel ñoom ñu ne président bu parti ba di Abdoulaye Baldé newul woon ci assemblée nationale te poste bi dañ ko jox te moom àndu ca ñu ne parti bi nag nee na ci waxtu wi ñu dëgmal dina yëkkati ay kàddu jagleel ko askan wi ngir ñu gën a xam seen taxawaay boobu. Assemblée nationale ak tëjutub session bi démb Amadou Mame Diop di njiitu institution bi nee na mu ngay rafetlu taxawaayu député yi démb naam amoon na ay jafe-jafe ci installation commission yi waaye itam li ñu nemmeeku ba ñuy installé 14e législature bi moom nag président bi mu jàpp ni faaw ñuy gën di waxtaan ci biir Assemblée nationale te bàyyi xiiroo yi ak ŋaayoo yi lépp rek ngir sénégalais yi ak la ñu bëgg ñu defal leen ko. Fatima Touré ak Younous Diatta. Avec moi. Ce ne fut pas toujours facile. yéen ñëpp di ngeen d'accord ni ak man ouverture session bi doonul woon dara lu yomb ndax gis nañ fi ay événements yoo xam ni rafetul dara ci suñu der ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay député nga xam ne nag élire nañu ci 14e législature bi. wante nag bi ñuy installé li nga xam ne nag moo di commission yi démb gis nañu ne kenn ku ci nekk rek amoon nga responsabilité bu mat sëkk sa taxawaay rafetoon na lool ci biir hémicycle bi loolu nag moom la ñu war a gis saa su nekk ci fi nga xam ni moo di assemblée nationale bu ko defee nag ñu daal di liggéey loxo ak loxo lépp loo xam ne war nañ ko jël comme ay décision ñu daal koy waxtaanee mobilisation boobee nag moo mën a rafetal suñu der fi nga xam ne nag moo di biir assemblée nationale moo tax nag may woo ñëpp ñu daal di def lépp lu ñu mën a suñu kéem kattan ba nga xam ni lépp loo xam ne rek dañ ko fiy jëlee di ko waxtaanee bu baax lu ko dalee nag ci ñi nga xam ni ñoo jiite li nga xam ni moo di groupe parlementaire yi wàcc ba ci suuf. li ñu war a def kay mooy jàppante liggéey daal di jëm ci li nga xam ne nag moo ñuy xaar di attente yi defaraat installation yi nga xam ne moo nekk ci biir assemblée nationale yenn vote yi nga xam ne nag session plénière bi mu ngi yegg si ak yeneen yoo xam ne nag ay défi la mu ñuy xaar
man nag maa ngi rek promettre ni dinaa nekk président wu ñëpp ñoo xam ne rek ay député lañu dinaa rek def lépp lu ma war ngir jàmm ak salaam daal di am fi nga xam ne nag moo di biir assemblée nationale. Sur l'engagement de tous pour remplir nos nombreuses missions. Amadou Mame Diop président assemblée nationale ci micro Fatima Touré ñeneen ñu fal mu ñi jiite gox-goxaan yi collectivité territoriales yi ak kaddu yi maire bu Kaolack di Serigne Mboup yëkkati woon jiite itam chambre de commerce ba fa directeur général bu cœur de ville bu Kaolack moom nag di ñaawlu mu ne kaddu yi mu yëkkati moom Serigne Mboup di wax ci moomeelu askan week niñ koy yoree joxe ci ab misaal cœur de ville ba ca Kaolack directeur général bu cœur de ville bi moom nag mu ngi xamle ni moom Serigne Mboup mi ngi am benn contrat d'exploitation bu ñaar fukki at ak juróom bu cœur de ville boobu Mbaye Ngom lay wuyoo ay kàddoom Faly Gueye moo ko taataan ca diwaanu Kaolack. Abdoulaye Sow bu chambre de commerce bu Dakar moo génn di ŋàññ cœur de ville de Kaolack dem ba naan sax cœur de ville amul contrat ak état du Sénégal ne Serigne Mboup ci boppam daf ko lijjanti ni kër Saloum investissement développement. jéggalu ci jafe-jafe élément boobule kon directeur général bu cœur de ville bu Kaolack Mbaye Ngom kon di wax ci ay kàddu yu président chambre de commerce bu Ndakaaru di Abdoulaye Sow yëkkati woon di xamle ni moom Serigne Mboup bi jiite chambre de commerce bu Kaolack ak association chambre de commerce yi nekk fii ci Sénégal yëpp am na contrat d'exploitation ak cœur de ville boobu. diwaan bu Tambacounda ñoom ñu ngay waajal seen conférence territoriale ci weeru octobre lañ ko nar a amal ñoom am na fanweeri mbir ñu yëkkati loo xam ne ñu ne jàpp nañ ni priorité la maanaam faaw ñu jublu ci ca diwaan ba bokk na ci université du Sénégal oriental waaye tamit benn hôpital de niveau 3 bu ñu bëgg ñu amal ko foofule Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou. ñu fexe ba am hôpital de niveau 3 daal di tabax université du Sénégal oriental muy daara ju kawe ji nga xam ne war nañ ko tabax ci Tambacounda waaye itam ba tey ñu am benn hub logistique boo xam ne lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu saxaar si wala boog li nga xam ne dafay jaar ci tali bi wala boog ay béréb yoo xam ne danañ ci def lu jël wàllu njaay ak njënd nekk na li nga xam ne itteel na lool conseil départemental bu Tambacounda ci plan de développement départemental bi ñuy ni sër. dañu ne dañuy déterminer pour l'instant 30 priorités. et comme 9 communes la ñu am bu commune bu nekk jëlee ñetti priorité urgence muy ñett nga multiplier ko par 9 muy 27 mu des 3 priorités yooyu ñu dénk ko département bi ci wàllu hôpital de niveau 1 bi nga xamante ne de niveau 3 bi ñu bëgg pour Tambacounda parce que gis nañu jafe-jafe yi hôpital bi am université bi nga xamante ne président mébét na ko ñu bëgg mu accélérer wu liggéey bi waaye tamit bi nga xamante ne nag mooy suqali Tambacounda koom-koomam mooy maanaam wàllu raay bi te suñu doom suñu frère Kibli ne fa déjà di ci liggéey raay bi waaye aussi aéroport bi ak port sec. biñ leen tabbee yàggul dara ñi nga xam ne nag ñooy haut conseiller collectivité territoriale war nañu nag xar seen tànk tubéy ba lépp loo xam ne collectivité territoriale yi nekk ci diwaanu Tambacounda muy mairie yi ak conseil départementaux yi li nga xam ne ñu ngi koy mbëbët ngir jàppale ko askan wi mu nekk li nga xam ne dafa war a mën a yemb jaarale ko ci haut conseil collectivité territoriale. nga xam ngeen ni ñaari at a ngi ni amaluñu gàmmu ca Tiwaawan mbas mi moom moo ko waral ba tax na ren ji mu nar a am ñu ngi koy waajal bu baax a baax service d'hygiène ak ay volontaires yi mairie bu Tiwaawan recruter dem nañu foofu ngir fexe ba désinfecter foofu waaye tamit dàq lépp luy ay yoo ak lu ni mel am na ab dispositif bu am solo bu ñu amal foofule ca diwaan bu sell bi reportage Cheikh Anta Diop Seylatia. lu toll ci ñaar téeméeri ndaw waa service d'hygiène jël leen tàggat leen indi leen fii ci Tivaouane ngir ñu mën di dugg ci kër yi ak quartier yi pompe rey doomu jàngoro yi laata gàmmuk Tivaouane di agsi taxoon nag chef service régional d'hygiène dikkoon fii ci Tivaouane doon nemmeeku équipe yi nga xamante ni ñoom la ñu fas yéene tas ci Tivaouane. am na ñi nga xam ne dañuy ñëw renforcer ñu yoo xam ne ay agent d'hygiène yoo xam ñoo ngi leen di tàggat waxtu bii mais également lu si gën a am solo mooy li mairie bi def andi 150 relais yoo xam ne dafa ñëw ne nañu jàppale service d'hygiène si liggéey bi donc ñun dañu ñëwoon tey pour vraiment xayma ressources yooyu pour que incha allah ñu tàmbalee liggéey bi si biir Tivaouane. di ay jumtukaay yu am solo nag indi nañ ko fii ren ji ñu gis ne ñaari at ngi ni Tivaouane amul woon gàmmu ndax mbas mi fi duggoon loolee tax ñu gën a geetaroo ngir fexe nag ba aar askan wi ci ni ñuy mottoo jàngoro ji. ñaari at ngi ni Tivaouane deful gàmmu. lu taxoon mooy yéen ñëpp xam ngeen ko mooy que Covid bi moo ngi fi woon mais Covid bi waxtu bi wàññeeku na bu baax a baax a baax donc boo tax léegi la ñuy gën a xaar sax liggéeyu service d'hygiène
moo tax li ñu tàmmoon di def pour fexe vraiment tënk xeetu feebar yooyu mais tënk aussi yeneen xeetu feebar yoo xam ni dafay làqu si nawet bi xam nga si waxtu nawet la aussi la ñu nekk fexe ba tënk xeetu feebar yooyu yëpp ba nga xam ni képp kuy ñëw fii Tivaouane doo fi àndaale dara boo fiy jógee aussi doo fi yóbbaale dara donc loolu moo tax service d'hygiène ñëw di anticiper ñëw déjà def lu ñuy wax reconnaissance wu terrain bi. service d'hygiène noppi nañu tey jii nag équipe yi ñu gis nii ñoom ñëpp nee nañ lépp lu ñu leen sant de daañu ko def ngir fexe nag ba aar askanu Tivaouane ak ñi nga xamante ni dañuy ñëw di gàmmu si. aar kéew mi ak alam bi aire marine protégée bu Casabalantacounda fële ca Casamance moom am na projet bu bees bu koy jàppale ngir mu xoolaat ni muy yore wala boog aménager maanaam defaraat aire marine protégée boobu projet bi ONG United moom moo ko financé mu fas yéene dem ba ca région bu Sédhiou mu di guléet ci ni ñuy fexe ba sàmm aire marine yi fii ci réew bu Sénégal lañ ca nam mooy jàppale itam état bu Sénégal ngir mu wàccoo ak lépp lu mu digle ci sàmm alam bi ak kéew mi Lamine Ba ak Lamine Mandiang ca diwaanu Casamance. aire marine protégée bu Casabalantacounda dañ koy beesalaat projet bu bees la bu taxaw moo fas yéene amal li ni mel waa ONG United Purpose ñoom lañ ci fas yéene àndal liñ ci jub nag mooy fexe ba aar li di alam bi rawatina fa nga xam nag boo di écosystème bi mangrove projet bi nag waxtaanee nañ ko diggante partenaires techniques yi kilifa yi ak askan wi nga xam nag ñoom la ñu tànn ngir ñu bénéficier projet bi. gis nañ ni que comme dañu bëgg protéger zone bi baax na ñu jàppale leen pour ñoom ñu mun a réactualiser lu ñuy naan seen PAG maanaam PAG bi ak communauté bi moo leen di tax xam naka la ñu war a mun a def seen PAG ak tamit lan la ñu soxla pour que ñu gën a mun a protéger seen patrimoine bi. li nga xam nag tënk nañ ko ci bataaxal bu bees bi ab feuille de route lay doon ngir doxal li nga xam nag moo di projet bi mu doon lu bees ndax aire marine protégée bi gën nañ ko yaatal ba mun a rafet yenn gox goxaat yi nga xam nag ñoo ngi nekk ci biir région bu Sédhiou. yaatal bi moom dafa nekk si loo xam ne naam am na ñoo xam ne bokkuñu woon si première aire marine protégée bu ñu ko doon délimité mais bu ñu gisee jëngiñ liggéey bu ñu nekk di def. ak lu mu nekk si jóg lu mu nekk di jóg effectivement sur le plan écologique ñoom it ñi naan ñi bëgg nañ si bokk loolu moo tax ñu étendre effectivement aire marine protégée bi si commune Ziguinchor si commune Boutoupa Camaracounda et dans le département de Sédhiou et le département de Goudomp. doxalin boobu nga xam ne nag dañ koy expérimenter ndax lu bees la ci aire marine protégée bu Casabalantacounda dana jur ngëneel bu baax a baax rawatina li jëm ci wàllu aar alam gi. boo demee ci marché yi ay jën yu ndaw rek nga fay fekk. projet bi dina indi loo xam ne population yi dinañu mën a napp mais jën yi du jeex mooy dañu naan man fi ma nekk nii mun naa napp satisfaire samay besoin mais may xalaat ñii ñëw samay doom samay sët samay sëtaat donc techniquement dañuy fexe ba ñi fi nekk léegi mën a napp mën a satisfaire seen besoin mais ñu fexe ba jën yi bañ a jeex. ñi nga xam ne ñoom ñooy maire yi teewoon ci ndaje bi rafetlu nañu bii la xeetu projet ndaxte nee nañu daf leen di jàppale ci seen liggéey bi nga xam ne jëm na ci wàllu xeex lépp lu yàq alam gi. beneen projet Agri Jeunes ñoom dañoo tàggat ay ndaw lu toll ci 108 nekk fële ca centre formation professionnelle ba ca Linguère ñoom ñu jàngal leen ci ay technique yu bees ci jur gi ñoom bu ñu noppee ci formation boobule dinañ leen joxas koppar maanaam financer leen jox leen itam ay jumtukaay ngir ñu dem ba nekk ay entrepreneur maanaam dooral seen bopp liggéey di ko doxal Mor Soxna Lo directeur général Agri Jeunes lañ ciy déglu ci micro Moustapha Ndiaye. tey jii ñu ngi ci 108 jeunes maanaam téeméer ak juróom-ñetti xale yoo xam ne dinañ leen tàggat fii ci cohorte bu njëkk bi mais après dina am yeneen xale yoo xam dinañ leen tàggat ñoom tamit mais loolu yëpp li ko tax a jóg mooy ñu jox leen xam-xam boo xam ne dina leen tax ñu mën a def seen liggéey parce que dañu seetlu ne xale yi aussi ñi ne ci kaw gi souvent dañuy jóge ci kaw gi di dem ci dëkku taax yi te des fois liggéey bañ fay am du tax mu demee noonu. léegi loolu moo tax état taxawal kii bi projet bi pour que xale yi nga xam ne dañu ne ci kaw gi war a mën a yëngatu ci wàllu mbay wàllu sàmm wàllu napp ñu fexe ba ñoom ñu am liggéey ci loolu te loolu nag
pour ñu am ci liggéey il faut ñu am xam-xam bi d'abord loolu moo tax tey jii ñu ñëw fi pour jox leen xam-xam bi bu ñu amee xam-xam bi ba pare bu ñu paree rek ñu dafa jox leen ay koppar maanaam koppar yi nag day doon lu mel ni ay matériel ak li nga xam ne moom la ñuy soxla pour mën a démarrer seen liggéey mais bu ñu leen ko joxe pare duñu leen bàyyi dañuy ànd ak ñoom ci liggéey bi ba nga xamante ne bi bu ñu paree ci ñoom dinañ doon li ñuy wax agripreneur moom mooy entrepreneur agricole koo xam ne daal wax dëgg yàlla am yor na yëfi boppam donc di ci liggéey ba mën a dem sax yaatal ko mën ci dugal yeneen xale ñu koy jàppale ci liggéey bi. ñu jublu ci jàng mi ak chef d'établissement yi nekk fii ci Sénégal li ñuy xaar ci ñoom mooy yorin bu leer ki jiite division scolaire ca ministère bi ñu dénk jàng beek njàngale bi moom di rafetlu bu baax a baax jigéen yi ñu dénk école yeeg liggéey bu am solo bañ cay def mu cay dolli ni école bi mënta am ay résultats yu baax wala mënuñu koo teg ci yoon fii léegi ñi koy yor doxaluñu leeraange waaye tamit amuñu xarañteef gi ñuy sàkku ci ñoom Pape Kandji di directeur de l'enseignement moyen ak secondaire la ñuy déglu ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ca Mbour. nga xam ne jigéen ñi ñoo ko yore seetlu naa ni foo xañ du bari coow parce que lycée ak collège yi dañoo am ay ressources yu fay dugg te yenn saay xaalis yi yenn saay dafay bari ñenn ñu ngi naan xaalis boobu a fan lay jaar moo tax mu bëgg rek lu muy gën a leer ñu koy gën a waxtaanee loo xam ne ñëpp a ko bokk daal ñu koy waxtaanee ñu ci bari am nañ ci rôle buñ ci joué peut-être ñun état bi am nañ ci rôle IA yi am nañ ci rôle chef d'établissement yi nga xam ne ñoo nekk xale yi am nañ ci rôle loolu moo tax man leen bu demee ci conseil de classe yi xale bu ci moyen am moyen boo xam ne mën a tax nga dem ci classe supérieure te nga bëgg a toog ci discipline scientifique yi même bu dee da nga am ay notes yu gën a mag ci discipline littéraire yi nan la bàyyi nga def discipline scientifique ndax ñun am nañ ay moyens yoo xam ne nii dinañ ko jox cellules yi pour que xale yooyu am quelques difficultés ñu leen di accompagner. wàllu cosaan ak aada rawatina cinéma ak coow li juddu fan yi muy Rebelle di ab série bu Marodi maison de production bi génn ki jiite association des cinéastes sénégalais associés yëkkati na ci ay kaddu Moussa Touré moom nag jàpp ni réalisateur bu Rebelle boobu ak producteur bi naam booy xool dafa mel ni defuñu li yoon tëral daanaka kon faw ñu waxtaan ak seen kilifa lu ci mel ni direction de la cinématographie mu ne lañ ca jublu rek mooy fexe ba jox leen buntu ngir ñu jooyanti yenn yi ñu mën a wëyal seenub liggéey dañuy déglu Moussa Touré mi jiite association cinéaste sénégalais associé ci micro Ibou Diouf. donc sama kaddu ci affaire loolu am si affaire Marodi ak yooyu man réalisateur bi benn daf ma bind ba pare woo ma di ma laaj pour que ñun en tant que cinéaste ñu jóg taxaw ma laaj ko lan moo xew mu ne ma effectivement ñoom dañu bind DCI ba sonn pour demander une autorisation de tournage et ils l'ont pas eu ñoom tamit ils étaient obligés ñu tourner bu ñu tourner ba pare et puis ñu def leen sanction ne leen écoutez ma ne attention nag ma wax leen dara en tant que cinéaste dans le monde entier tu peux pas tourner sans autorisation avec une direction de la cinématographie même partout Congo laa jóge def naa fa film dama am autorisation de tournage mun loo dem fenn mais et puis dans les pays européens moo gën a pire bu ma waxee loolu ma ne ko am ngeen tort nag am ngeen ko moo tax mu leen tourner vous pouvez pas tourner sans autorisation ñu ne ma non dañu amul woon dañu bind ba sonn ñu tontuwuñu ma ne même soo bindee ba sonn tontuwuñu la mun loo tourner bon bu ñu tourner nag ba pare léegi ñoom te ñu interdit leen ñu sanctionné leen ma ne leen attention da ngeen di war a xam lan mooy sanction ci biir cinéma dafa bëri cër donc moo tax ñuy réguler ça veut dire les régulateurs négocier ñu dem xoolaat parce que xam nga su fekkee da nga def film ba def ko mais nag ñoom dañu am double tort ça veut dire que boo ko defee ba pare parce que le tort bu ñu jëkk a def mooy ñu tourner ñu xool seen scénario interdit leen ñu tourner ba pare ñu tourner affaire boobu léegi négocier bi mooy lan xoolaat li ñu tourner c'est génn ci li nga xam ne mooy sensible ñu génn ko ci ñu defaraat ko parce que loolu dafa am parce que cinéma tamit aussi il faut pas se leurrer quoi. seen rubrique les bonnes feuilles de la rédaction ci cinéma lay wax ba tey ak téere bi di prothèse poussiéreuse le continent au cinéma ki ko bind di Sayer Matiba moom nag dafa jox kàddu juróom-ñaari xarit yu bokk ab passion muy cinéma moom Sayer Matiba nekk ab observateur daanaka di xool ci archive yi di lëñbët ak yooyu yëpp ngir rek wax ci 7e art boobule les bonnes feuilles de la rédaction Ibou Diouf Diafara Ba.
benn téere bu mu dëxëñ wax ci mbiru cinéma mu jaarale ko ci juróom-ñaari ndaw yoo xamante ne ku ci nekk ay jamono toog na di fàttaliku li mu jàpp ci mbiru cinéma loolu tamit may na bindikat bi mu wax ci mbiru 7e art. waaw juróom-ñaari xaritu góor yoo xam ne ni fu ñu màggee ñenn nee nañ ma buñ ko liiree booru Medina ak Colobane yooyu la leen di jox waaw yooyu c'est-à-dire qu'en fait si la bokk aussi si titre bu nga xam ne ni nit ki dina xàmmee waaye tur wa nekk fu waaye daf na kii li muy wax ne xam naa cinéma luxe la woon. ci bile téere ñëwaat na ci li nga xamante ne moo ko dugal mu sopp lool mbiru cinéma mu gis ne daanaka dafa méngoog taarixu Sénégal ñu fi jot a jaar tamit jot fi def liggéey bu mucc ayib. donc prothèse poussiéreuse boobu prothèse ñu bari xam nañ ko bu ñu amee littéralement bu mu amee problème pour mën a dox dañ may solal prothèse donc poussière bi lan la poussière moom lu poussière lu yàgg la moom poussière moom fu mu tegu rek xamal ne nettoyé wuñ ko wala gëj na truc donc li ma bëggoon wax mooy que genre lu tubaab di wax métaphore. Sayer Matiba moo bind téere bii mu duppee prothèse poussiéreuse le continent au cinéma loolu may na ko mu delloo njukkal ñi fi jot a jaar ci wàllu cinéma fii ci réew mi. cinéma def di loo xam ne nii dafay transcender dafay loolu sonalu ko ndax boo gisee film Djibril Diop Mambéty wala film Ousmane Sembène wala ñi gën a tuuti image moom day wax waaw universel xam nga loolu daf loo xam ne ñëpp mën nañ ko gis xam ko. li nga xamante ne nag yenn cinéastes yi noonu leen dañ koy faral di amale saa su nekk ñëwaat na ci yenn récits yi yenn saa yi dina faral di indi coow fi ci réew mi mu ne nag loolu dafa méngoog histoire cinéma. message bi mooy que en fait cinéma daf di loo xam ne ni dafa bokk ci éducation dafa bokk ci histoire dafa bokk ci culture waaw lépp la ci ndax ñi ko fekkeewul woon waaye ñi ko fekkee xam nga lépp bu nekk dafa am leçon de morale leçon de morale mooy que lii ñuy woowee cinéma daf di loo xam ne ni mën na laa dimbali bu nga xam ne ni nga mën a comprendre culture xam culture ba pare agir ci culture. Sayer Matiba jàng lu aju ci wàllu cinéma nekk ci docteur loole nag may na ko tamit mu bind ci ay téere yu bëri dina faral di wax ci histoire bi nga xamante ne mu lalu ci wàllu cinéma fii ci réew mi. jërëjëf Ibou Diouf tàggat yaram léegi Moussa Niakhaté ak ñëwam ci équipe nationale bu Sénégal Sadio Mané am na lum ci liggéey Moussa Niakhaté di défenseur bu Nottingham Forest nee na moom Sadio Mané moom moo ko woo ne ko mu ñëw ci équipe nationale bi ba mu doon amal jàkkaarlu taskatu xabaar yi la ko wax ñu déglu ko ci micro fédération sénégalaise bu football. Sadio Mané c'est vrai contacté na ma. te loolu bi mu amee dama ci kontaan na parce que Sadio Mané waxuma sax Afrique mais man dama jàpp ni moom mooy meilleur joueur du monde ku mel noonu nag su la woowee da ngay bëgg te li mu ma wax mooy est-ce que bëgg naa ñëw jouer pour Sénégal est-ce que am naa motivation bu doy mu ne ma tamit bëgg naa nga ñëw Moussa ngir rek jàppale ñu ngir ñu mën a jot ci sunu objectif yi nga xam ne ñu ngi koy yóotu. loolu nag bi ma ko waxee neex na ma lool te loolu day wane rek genre nit bi mu doon. On en a parlé un peu au coach, je sais. Et voilà. Donc, non, quand Sadio il vient me voir, il me dit Moussa, j'aimerais que tu viennes nous aider parce qu'on a des grands autres. ci fàttali Sénégal dafay amal match amical diggam ak Bolivie samedi bii lay doon fële ci Orléans ngir rek waajal coupe du monde Qatar 2022 ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram wala bañ ko dénkoon di Matar Ba jóge na ca ministère ba jébbal na lenge yi ka ko fa wutu di Yankhoba Diattara ab cérémonie bu xumb sax ca makkaanu ministère ba ca zone B ministre bu bees bi moom joxe na kàddoom ne daanaka discipline yépp la fi nar a toogal Cheikh Sadbou Diarra Alioune Diagne. passation service diggante Matar Ba ak Yankhoba Diattara ca ministère des sports nuru woon na meeting politique camp bu ci nekk dafa mobiliser loolu neex loolu ministre sortant bi fësal mbégteem ci résultat yi am ci diir bi mu yor tàggat yaram bu Sénégal. mu bàyyi ñu fi ci juróom-ñetti at ak ñaari weer bam ñuy dénk it daf ñu ne woon maa ngi lay jox lii waaye jumtukaay bi réew mee ko moom kon liggéey la réew mi kon ndam yi ci doon ñaan yëpp pour moom la parce que xam nañ ne yéeneem pour réew mi la dafa neex ay nit daje di liggéeyal seen réew te loolu lañu fi xam fii ci ministère des sports xam naa ne say xarit lañ parce que xam na lañ dinañu jàpp te xam naa ne dinañ def yeneen i jéego. Matar Ba di yéene ki ko wutu sas bi yomb
te neex ci moom. du ñu la bàyyi nag parce que bàyyi la mooy bàyyi suñu bopp li nga yor ñëpp ko bokk ñëpp a ci war a jàpp bu ndam amee ñëpp lay dugg ci seen xol kon ñu mun a ñaanal ñaanal nga am jàmm wax naa la ko sama rakk nga boo gëstoo di nga ma gis sooy dox di nga ma gis parce que loolu lañ yàgg def te lii amul kon dinañ la gën a jàppale. ministre bu bees bi moom di woote booloo ngir am ay ndam. fédération yi ñoom ñëpp na seen xel daal na nga doon doxale rek donc dinañ nekk ministre sport yëpp dinañ nekk également supporteru discipline yëpp dinañ ko àndandoo ensemble de manière solidaire loo fi tegoon comme dispositif xamal ni virgule du ci changé dërëm du ci changé benn changement du ci am loolu lañ koy àndee encore comme nañ ko doon defee ensemble en équipe de manière solidaire dem jëli ndam li. sport bu Sénégal jànkoonteel ak yu bëri ci kanamam yu jege wala sori wéyal yenn doxalin yi indi itam ay coppite faaw ñu def ko ngir ñëpp mën am ay ndam. ponk bu mujj ci xibaar yi mooy yëglekaay yi li ñu xëyee tey ñu ànd ceeg Serigne Saliou Seck. jàmm nataalub maire bu ndakaaru daanaka fépp ci yéenekaay yu nu xëyandool l'observateur ne la ko waral moo di démb lañ ko doon àtte journal Futurs Médias bi ne Barthélémy Dias cour d'appel bu Dakar joxe na dogalam ci liñ ko tuddoon ci faatu ko Ndiaga Diouf ca buntu maire bu Mermoz Sacré-Cœur juge bi dafa dëggal dogal bi nu jëloon ca première instance mu di ñaari ati kaso yu muy tëdd ak juróom-benn weer te loolee maire bu Dakar tëdd na ko ba noppi lii tax condamnation am maître Khoureychi Ba mi jiite avocat yi koy layal ne bii dogal bu wóyee maire bu Dakar mën naa ñàkk ab mandat député ba tax mu ne pourvoi en cassation lan jëm ngir kase bilép verdict las ne verdict ba kay démb la daanu maire bu Dakar di Barthélémy Dias ñaari mandaam yi mu amee muy maire bu Dakar bi muy jiite ak député ba mu doon ci assemblée nationale yépp a nekk ci danger journal L'Info ne bukki ba mattoon Khalifa Ababacar Sall moo koy yootu bés bi la journée dëgg la gannaaw Khalifa Ababacar Sall Barthélémy Dias itam condamné nan ko cour d'appel bu Dakar dëggal na ñaari ati kaso ak juróom-benn weer te lu ni mel ba mu dalee Khalifa Ababacar Sall 24 heures gannaaw ba rek dañ koo révoqué Barthélémy Dias mel ni ko naan leen du bokk ndax moom maître du ko bouger ci Vox Populi mu dëggal fa ay kàddoom ne muy maire bu Ndakaaru di député ba mu doon ci assemblée nationale dara la ca dul bàyyi lépp lay boole doxal si du quotidien lu ci mën di am daal mbirum Ndiaga Diouf ma tàbbalaat na maire bu Ndakaaru di Barthélémy Dias ci njàqare professeur Ndiak Fall ci biir yéenekaay bi ne fii ak àtte bi jeexagul Barthélémy Dias mën naa woy di nekk député ci lu dul am sikki sàkka Daouda Mine ba tey ci biir journal bi ne article yenu gàlloon ca kaw Khalifa Ababacar Sall ba taxoon ñu refe ko mënta nekk ci Barthélémy Dias source aané Barthélémy Dias daal ci sursis la nekk le témoin ne ay mandaam tamit nekk ci sursis gannaaw bi cour d'appel bu Dakar dëggalee daan bu njëkk ba lii quotidien ne daan boobee moo tax ba fi mu toll Barthélémy Dias bang yamu toog yépp a yàng tribune yéen kaay ne li leen leer te wóor moo di bii àtte bu wóyee maire bu Dakar di Barthélémy Dias ci ñàkk ñaari mandaam yépp la jëm muy bu maire Dakar di député ba mu doon ca assemblée nationale moo di pencum ndawi réew mi njiit la di Amadou Mame Diop moo nekk ci xët u njëkk journal Les Échos mu fay xamal député yi mu jiite di leen woo ci ak diisoo te bàyyi teesante bi yéen kaay bi yokku ca ne député yu fare ci Yewwi ak yu fare ci Wallu saa yu président assemblée nationale duggusee lànk la ñuy def ne duñu jug taxaw ñu taxaw ñun ci communication régime bi fi nekk enquête yéene kaay moo ci def enquête ba xëy becci ko ci aw xatam journal bi ne communication présidentielle ak bu nguur gi Macky Sall raxas ko ba mu set la def fi mu toll ci journaliste yi la wékk yaakaaram dal di fay tekk Yoro Dia ak Abdou Karim Fofana Abdoulaye Cissé bu Futurs Médias di leeral waa enquête ñetti ponk yi tax communication présidentielle bi dëkkee lajj film bi nu duppee rebelle ndax dafa nar a lajj Massamba Ndour mi directeur général bu Marodi tontu na ci wàllu observateur Maria Diédhiou ak Aïssa Goudiaby bu l'observateur ñoo ko seq di ko laaj Mass Ndour ne leen xelam xalaatul mu def ci bii film lu ëpp $200 millions ci xaalisu CFA ba noppi di seetaan ñu koy censuré Mass Ndour ne leen film bi gaañ dañ koy mën a bàyyi mu teg ko ci réew mi lu ko mooy mu jël ko yóbbu ko bitim réew mi ministre yi fi fal yees ñoo ngi wéy di jokkalantey lenge démb bëri nañu ko def Matar Ba ak Yankoba Diatara moom daanaka dañ doon mitin ci sunu làmb Diatara mi nu fal yees mu nekk patron tàggat yaram ci réewum Sénégal ne dina def kemtulaay kartanam ba bépp xeetu tàggat yaram bu nekk ci réew mi mu bay ci waaram tàggat yaram ba tey ak sunu gaynde yi record yéene kaay ne Sénégal ak Bolivie ci seen laale bi Sadio Mané ak Krépin Diatta ñoom la Aliou Cissé mi leen di tàggat nar a teg ci couloir yi yéene kaay groupe Futurs Médias bi yokku ca ne ci 4-3-3 itam lan jëm ci bii jongante ñu jëm ñun ci libération yéene kaay mi xëy di waxaat ci faatuk Aminata Touré ñu gënoon koo xam ci méta journal bi ne mbir ma ca Kolda la xewe woon journal bi ne ki nu njort ne moo faat ndaw si yoon teg na ko loxo ba defeere na ko. jërëjëf Serigne Saliou Seck yéen itam sant leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd beeg ñun rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Pape Cheikh Diallo ci pàcc bu mujj bu midi plus di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.